ku jàngeen jëf dal leen jàmm bismillah ci xibaar yi gën a ca fas commission d'enquête parlementaire buy leeral askan wi ci drogue bu bari bi ñu teg loxo ca port bu Ndakaaru fan yi la weesu moom na député bii di Mamadou Diop Decroix bëgg mu am Moustapha Cissé Lo wax na ne moom tam buñ ko ci convoqué mu ñëw ngir mu indi ci ay leeral. HLM toj nañu lenn ci kër gi nga xam ne moom la ñu tabax ci collecteur bu Hann Fann toj cam ba mu jeex tàkk benn boutique bu fa sampu seeni kaaraange nag moo tax ñu def ni nu mel waaye nag bu fi kenn waxu ndàmpaay ba ñu ko ñoom ba ñu tabax ñoom ñoo dem tabax fi leen neex Lansana Gagny Sakho moom moo ko wax moom mi jiite ONAS nag ne dinañu wëyal liggéey bi jëmale ko ci yeneen i kër yi nga xam dañ ko tabax ci tuyau boobu di collecteur bu Hann Fann doxum ñaxtu fépp ci Sénégal ngir ñaax jàngalekat yi éducation physique ak sportive ñoom ñoo ko bëgg amal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne fii ci Ndakaaru nguur gi nag la ñu bëgg mu taxawu leen ci formation diplômante waaye itam jëlay maître ci éducation physique toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett waaye tamit recruter lu toll ci juróom-ñaar fukki élèves professeur ñiy faral di jël drogue di ko jaaxale ci piqûre amee nañu sida wala tuberculose te téeméer boo jël ñu ngi toll ci ñaar fukk directeur exécutif alliance nationale des communautés pour la santé moom moo ko xamle. ñaxal pàcc xibaar tàggat yaram tour du web bonne santé quartier vert gan gi Seynabou Pouye moom moo jiite soxna yi ci Afrique yëngu ci wàllu développement soxal leen bu baax a baax rawatina nag taxawu njaboot yi nga xam dañ ko soxla ci technique bi asalaamaaleykum salaamaaleykum. Seydou Nourou Ba. député bi Mamadou Diop Decroix li mu bëgg mooy ñu samp ab commission d'enquête parlementaire ngir indi ay leeral ci drogue bi nga xam dañ kaa teg loxo ca port bu Ndakaaru ndax dafa bari waaye tamit wax na ne gouvernement bi war nañu amal li di question orale jëm ci mbir moomee loole nag gannaaw ba kii di Moustapha Cissé Lo waxee ne buñ ko convoqué mu ñëw indi ci ay leeral Mamadou Diop Decroix ak Macoumba Bey. dama bind lettre président assemblée nationale président Moustapha Niasse laaj gouvernement bi ñu nu ko yoon maye ñu laaj ko ginnaaw coowul drogue boobu bi mu jibee muy drogue boo xam ne maanaam quantité ba dayo ba tolluwaay ba dafa xaw a yéeme ndax lu mat fukki bërigo la ak lu topp tonne ak lu topp drogue dure la ñu wax ñu xayma ko ci 200 milliards ak juróom fukki milliards. waaw loolu président Moustapha Cissé Lo wax ne moom xam na kilifa yi nga xam ñoo ne ci réew mi di yëngu ci drogue bi mu ne bu ko procureur woowee dina ci wax li mu xam dama wax président Moustapha Niasse assemblée nationale ne ko nanu jéem a taxawal kuréel boo xam ne commission d'enquête parlementaire lañ koy tudde ci tubaab daal di toppatoo mbirum drogue bi ndax kat drogue bi moom 200 milliards la ak juróom bu ko defee ñu jéem. roplaan bi di Pointe Sarène dinañ ko joxe. fii ak njeextalu weer wi ñu ne di weeru septembre di ab communiqué moom moo ko fësal bu président de la république programme nag jëm ci saytuwaat ko réviser ngir kaaraange askan wi ñu ngi ci bu baax a baax dina ay xibaar yu leeral ne lu tax ñu daal di ko samp rek mu bañ a dawati mu ngi jëm ci defaraat ko am na sax benn programme boo xam ne mu ngi jëm ci maintenance ngir daal fexe ba ay visite ñu ko fay amal ci boobule roplaan muy nag ay chèque lu ci mel ne chèque A maanaam ñeenti weer yu ne waaye tamit ñaar fukki weer ak ñeent yu ne ba sax juróom benn at yu ne ba tamit fukki at yu ne ak ñaar loolu yëpp jëm ci xoolaat bu baax a baax lii di programme bi jëm ci saytu bu baax a baax ak maintenance bu jëm ci Pointe Sarène ngir sàmm kaaraange askan wi. ak RFM kumpa jeex na. ca HLM lenn ci kër gi nga xam ne dañ ko tabax ci collecteur maanaam tuyau bi nga xam ne moom moo màbb barkaati démb ab bu tamit bu fa nekk dañ ko toj ba mu jeex tàkk ngir kaaraange askan wi ki jiite office national assainissement du Sénégal di ONAS moom moo ko xamle waaye nag ne bu fi kenn wax ay waxu ndàmpaay ndax ñoom ñoo tabax fi ñu warul a tabax te tamit moom mi de Lansana Gagny Sakho di indee leeral ne liggéey bi dina wéy jëm ci yeneen kër yoo xam nañ ko tabax ci kaw tuyau boobee ñu déglu ko. li waral ñu toj ñaari kër yooyu nekk HLM la ñu nekk rue 12 prolongée mooy pour aar askan wi defe naa loolu fokk nit ñi xam ko parce que tuyau bi toj foofu mën na indi musiba donc benn pour aar ak beneen aussi pour permettre que ndoxu taw bu ñëwee mën a dem parce que conduite boobu quartier yi mu jël Dakar dafa bëri trop donc ñun def nañu toj bis tey suba bu ci yàlla àndee nañu commencé liggéey bi. waaw ndax borom kër googu ak borom boutique bi mën nañu xaar ñu ndàmpaay leen.
waaw boo jëlee sa kër nga def ko ci mbeddu buur est-ce que war nañ la fay déedéet nga jël sa kër def ko ci mbedd buur foo xamee ne waruloo fa tabax defe naa daan bu ñuy am yo lañ ko teg wante aussi donc affaire ndàmpaay ko sax kenn xalaat parce que mënul am parce que àndul ak loolu par contre mën nañu seet lépp la nga xamee mën nañ ko def ba ñi nga xamee ne toj nañu foofu muy benn boutique benn paawu kër nag lañ leen di jàppale mais lii li muy wane mooy fokk ñu revenir à des fondamentaux am na loo xam ne kenn waru ko def mooy collecteur nga ñëw tabax ci kawam waaw xam nga dañ may laaj ndax dañu fas yéene dem fu gën a sore man dama lay njëkk a tontu est-ce que dañu war a fas yéene dem fu gën a sore pour aar askan wi parce que suñu rôle avant tout mooy aar askan wi parce que affaire bu sécurité publique fépp fu nga xamee ne tabax nañ fa ba nga xamee ne mën na indi jafe-jafe mën na indi jëye demain mën na indi sax ay lu doy waar nañ fa dem li fa nekk ñu dindi ko fa pour sécuriser collecteur bi. ki nga xam ne moom mooy directeur exécutif alliance nationale communauté pour la santé ne téeméer boo jël ñaar fukk ya ci ñuy faral di jël drogue jaaxale ko ci ay piqûre dañu amee sida wala tuberculose di feebaru sëkkat ñoom nag dañ doon wax tey ci ban plateforme la ñu war a teg fii ci mim réew ba sax lu ko wër ngir fexe ba fàggandiku feebar yooyu VIH sida ak yeneen ci ñuy faral di jël boobu la drogue maso gi càmm ci micro bi Abdou Diouf Diagne. lii tax ñu koy jëfandikoo ñenn ñi dañuy weccoo ay péng ñu ngi péngoo pour feebar ñenn ñi aussi dañu dëkkuwaay yu nga xamante ne dafay favoriser feebaru saxat bi donc ñooñu yëpp ci dëkk yi nga xamante ne ñoom la projet bi di liggéey nañ ne ñoom boo xaymaa population générale bi da ngay gis ne peut-être téeméer boo jël kenn moo ci am feebar yooyu waaye bu dee ci ñoom la téeméer boo jël di nga gis fukk wala lu ëpp donc day wane ne carrément ñoom feebar yi ñoom la gën a yab loolu moo tax ñun lëkkaliku ak dëkk yooyu yëpp nag pour mën a xool naka la ñuy def jàppale leen faj leen mais fexe ba aussi li nga xamante ne moom mooy politique gu santé ci dëkk yi ñu am ko sukkandiku fu wér pour mën leen a jàppale bu ko defee Afrique de l'Ouest ak Afrique du centre population yooyu xam ne feebaru tuberculose ak feebaru sida daf leen yàpp ñu mën leen jàppale ba mën ko wàññi ci biir askan bi. ñu waxaat ci ñàkk déggoo bi amoon foofa ca institut bu Jeanne d'Arc ñi nag di way juru ñi di ay élèves di fa muuru nag ñoom rafetlu wu ñu ana lu waxal boole wuñ leen ci waxtaan yi amoon démb ba déggoo daal di am diggante ministère bak waa l'école bi dañoo jàpp ne nag xamuñu sax anam yi nga xam ne ci la déggoo amee laata seen doomi di jàngiwaat ñu déglu kenn ci ñoom di way juru ndongo daar yooyu di Lamine Jéeme ak mu doom ak ñoon bi ñu déggee accord bi ñun ñëpp dañ ci kontaan parce que on s'est dit que accord bu li nga xam ne loolu lañ doon jug di taxaw di ci reyante bu boobu ba léegi mooy nu ñu def ba trouver jàmm ak salaam ba xasuñu doom yi mën a jàngi alors bi ñu ko déggee dañu ne alhamdulilah mais problème bi mooy tey jii accord bi ñuy wax nii ça veut dire waxtaan bi ministre bi am ak école bi ñun wax dëgg yàlla xamuñu ci dara wallahi yéen peut-être médias yi li ngeen ci xam sax ñun xamuñu ñun daal dégg nañu accord mais xamuñu accord bi ndax lii la luñ ci wax ak ñun lu ci suñu wareef école bi lu ci wareefam ak ñun élèves yi nga xam ne yi porté voile bi lan moo ci seen wareef xamuñu ci dara daal boolewuñu ci dara waxtaan bi boolewuñu ci décision yi xamuñu ko léegi nag ñoo ngi ñaan yàlla ñu may ñu possibilité ñu mën a vraiment bu du côté ministère de l'éducation wala côté école bi ñu xam naka la parce que ñun école bi tey ak nu mu demee suñu diggante ak école bi xaw ma ndax école bi dinañ mën a jox renseignement yi war pour ñu xam ndax dëgg accord bi baax na ci ñun wala baaxul wala mbokk ministère de l'éducation bi moom aussi mu jot ñu mu xam la mu discuter ak école bi lan la ndax ñun ñi nga xam ne suñu doom yi ñoo fay dellu parce que man dégg naa ñu ne école bi dafa war a defar ay fulaar mais man fulaar yi xaw ma naka la demee ñun daal xamuñu ci dara te comme dañu ne te ñun daal fu mu toll nii ñu ngi xaar ba wax ñu lu leer. ñu waxtaan ba tey ci njàngale mi inspecteur d'académie bu Pikine Guédiawaye nag waxtaan ci lu jëm ci lu waxal ñu fi jëlee li di CFE nee na loolu du xalaat bu baax waaye li ñu war a def mooy fexe ba indi yeneen i yoon yoo xam ne dañu fexe ba xale yi des ca l'école ba lu nag jëm ci luñ ko jox ñoon baaraamu tuuma jëm ci ay détournement maanaam lu ba lu toll ci 20 millions ak juróom ngir tabaxaat l'école boobu di CMT foofa ca Diourbel ndax nekkoon na fa ñi nag di waa G6 Diourbel ñoom ñoo ko doon tuumal yooyee mu jàpp ne loolee daal mu ngi suñuy ginnaaw moom it di Gana Sène nag ci micro beeg ndongo ka tey ci ab bés boo xam dañ ko doon jagleel xale yi nga xam dañoo ràññee ko bu baax a baax xaar ci seen jàng.
certificat daf di ab lijaasa ab diplôme am na ñu naan sax mooy diplôme bi jiitu ba tax na bu ñu xëy ne dañ ko bëgg a dindi mbir la moo xamante ni pour man teguñu ko fenn ndax certificat diplôme la BFM diplôme la baccalauréat diplôme la licence diplôme la kon pour ñu xëy dindi ko nii rek sans raison du loo xamante ni daal lu jaadu la wante mun nañ xalaat maanaam nan la ñuy fexee ba xale yi nga xam ne dugg nañ école primaire nan la ñuy fexee ba permettre leen ñu continuer dem ba collège moyen et cetera parce que seetlu nañ ne tamit maanaam téeméeri xale yoo jël bu ñu duggee école daanaka ñett wala ñaar ñoo ci egg université côté boobu mun nañ ci ubbi waxtaan xalaat ci bu ko defee ay proposition am waaye wàllum CEP moom vraiment du diplôme boo xamante ni dañ ko war a dindi ndax am na ñeneen ñu koy def sax ñoo xam ne du ñu ay élèves. tëj Njaaréem ba nga fa nekkee ñu ngi lay tudd ci ay 25 millions yoo xamante ni ministre Aly Ngouille Ndiaye moo ko maye woon. lu leerul ban tontu nga ci mën a indi. bon mbir boobu waxuma ci te duma ci wax parce que mbir la boo xamante ni dama tourné page bi ñi nga xam ne war nañu cee xam muy samay kilifa ñoom xam nañ mais duma ci wax. li ñu nemmeeku mooy lii di njàngale mi ci fànn bu ne nag ci xale yeeg mag ñi moo xam ci l'école yi wala daara yi dañoo jàpp ne dañ ko négligé maanaam bàyyiwuñ ci xel bu baax a baax li mooy gis-gisu ñi lenn ci ay acteurs éducation ñoom dañoo jàpp ne war nañu amal modèle boo xam ne dina gën a suqali gën a jëmee kanam lii di njàng mi waaye nag fexe ba teg ay moyens yoo xam ne ñoom ñooñu ci dimbali ñu am na nag lël ngir waxtaante bu baax a baax Mamadou Marba. ci xayma am na ay secteur de l'éducation yu néew doole ci budget bi ñu jagleel njàng ak njàngale Gorgui Sow di consultant di membre fondateur COSYDEP. koppar yi ñu war a dugal ci wàllum njàng mi ak njàngale mi surtout njàngalem tuut tànk yi ak njàngalem mag ñi nga xam ne mosuñu jàng ak jeunes yi nga xam ne mosuñu jàng li ñu leen di xamal mooy koppar yi ñu ciy def tuuti na lool moins de 1% la ñuy def ci wàllum njàng mi njàngum mag ñi ak njàngum jigéen ñi ak njàngum jeunes yi te loolu dafa tuuti. état bi def na ay jéego yu mag ci wàllu petite enfance bokk ci sous-secteur yu seen financement néew doole waaye jéego yooyu faaw rek ñu yokk ko. Thérèse Faye Diouf di directrice générale bu agence nationale de la petite enfance ak case des tout-petits. ñu gën leen a jàppale waat rek renforcer waat leen pour des questions d'accès su ma waxee accès mooy construction yi ñu gën a yokk taux de préscolarisation bi tey def nañ ci ay jéego yu bëree bëri parce que bi ñuy ñëw en 2012 le taux était à 11% te ñu ngi ci 18,7%. tey jii ñàkk financement daara yi sax mën na jouer violence maanaam ay fitna bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Tahir Fall teewal fi daara yi. lan mooy sababu violence bi ci dëkk bi de manière générale ci wàllu diine bokk na ci lu ñu gis comme ay cause mooy bu ñu négligé daara yi financé wuñ ko état bi financé wu ko parents d'élèves yi defuñu seen loxo communauté bi defuñu loxoom. laata panel bi di door salle bi dalal ndaje bi inauguré nañ ko duppee ko Amadou Wade Diagne def lu mag ci wàllu éducation nationale bu ñu sukkandikoo ci COSYDEP. Mamadou Oumar Ba ñu wattili Saint-Louis foofe nag ñii di jàngale éducation physique et sportive ñoom ñu ngi waajal seen doxub ñaxtu fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wi ñu ne ñoom dañoo jàpp ne daal ñoom ci yëngu di ay professeur éducation physique faw nguur gi taxaw leen ci wàllu formation diplômante waaye tamit fexe ba recruter lu bëri ci ñoom ndax ba tey ñu ngi koy xaar waaye tamit gën a bàyyi xel ay élèves professeurs yoo xam ñu ngi door a génn te ñu dañoo soxla ci jamono jile dem jàngale ji ki leen jiite di Abdou Dia ci micro beeg Mohamed Nabi Silla. li waral marche boobu nag moo di dañoo bëgg wax nguur gi ci ministère des sports ak ministère de la fonction publique ñu mën a gaawal seen loxo fëlefu ci CNEPS 81 sortants yi nga xamante ni génn nañ CNEPS te yor seen diplôme ñu mën leen recruter ci fonction publique ba nga xamante ni itam 178 yi nga xam ne ñoo des ci 5 promotions yi ñoom itam ñu dugal leen ci li nga xamante ni mooy circuit bi ndaxte EPS dafa nekk loo xam ne dafa am solo ba tey ñi ngi sàkku ci nguur gi ñi nga xamante ni mooy maître de PS muy MEPS yi ñu dugal leen ci corps PCMG en EPS ngir seen situation gën a mën a changer ndaxte boobu ba léegi situation boobu dafa nekk taxaw te loolu nekkul loo xamante ni lu gën la ci rendement ci li nga xamante ni mooy EPS ba tey ñi ngi sàkku ci nguur gi ñu ubbi concours professionnel inspecteur de la jeunesse et des sports ñu recruter stagiaires yi nga xam ne ñooy génn fële ci UGB tamit jeexal formation diplômante vacataire ak professeur contractuel en EPS li nga xam ne mooy visite médicale élèves yëpp balaa ñuy door li nga xam ne mooy njàngalem EPS ndax dafa am ay risque ci loolu aussi tamit ñu jeexalee ci fexe ba sunu mbokk PEPS yi ñoom itam ñu mën a continuer seen formation ba àgg ci doctorat. juróom-ñeent waxtu fegg na fukki simili ak juróom fii ci RFM. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu wóor. RFM xibaar yu wóor te wóor.
lu toll ci juróom-benn junni di ay pot yoo xam nañ ko sànni ci géej gi moo xam Guerrero la Ndakaaru wala Mbour Fatick ba Rufisque réseau national conseil locaux nag di yëngu ci wàllu napp mi ak kilifa yi foofu nag lu ñu bëgg mooy technique boobee ñu jaaxale fa ngir daal jën yeeg yeneen di gën a bëri ci biir géej bi. ñu nag bëgg li ñuy wax poulpe gin fa jaar tamit gën a bëri ndax dañ ko fa gisatul directeur adjoint ba yor lépp lu jëm ci napp mi foofee Sidiya Diouf ci micro bi Abdourahmane Diallo. dëkkuwaay yi dañoo yàqu woon donc pour ñu nen il faut que ñu am dëkkuwaay donc moo taxoon état du Sénégal ak japonais yi ñoo njëkkoon démarrer projet boobu xalaat ne pour géej gi ñu defaraat ko il faut que ñu am ay ndaaw ñuy sóobu donc depuis 2005 ñu ngi ciy dox CPA bu département Mbour ànd ceeg état di ci dox ba tey ñu ne woon avec financement Union européenne surtout bi financé 16 millions et quelques ci 17 000 pour. waaw bu ñu dugal ci géej gi su ngeen seetloo ci période bu jën bi di nen la donc suy nen te amul fu mu nenee donc nen yi du baax ou bien du nen yu bari donc il faut nga dugal ndaa yi pour su buggee nen nëbbatu dugg ci ndaa yooyu nen ay nen yu bari nen yooyu nag ñoo joxe ay doomu pëp ñoo dem ba mu màgg. te gis nañ ne aussi am na njëriñ parce que soo seetee at yi passé nappin wi ay weer ay doon 3 mois 4 mois mu jeex mais léegi gis nañ ne ci Petite Côte bi diggante Jifeer ba Hann déjà nit ñi dañuy napp année bi yëpp day am ay pour donc te pour boobu dañ koy exporter wax nañ ko sànq pour département de Mbour plus de 10 millions yi nga xam ne au moins dem na te soo seetee ci Sénégal buy dem ci peuple valeur bi ëpp na ay milliards ëpp na ay 10 milliards yi nga xam ne day dugg ci keesu état day dugg ci usines yi. RFM Sport. ku juddoo sax ba am juróom fukki at. Abdou Diouf junior maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadji Saïdou Nourou Ba. tàggat yaram dañ koy tàmbaleek lii di football Kaolack la ñu wutale section football ba nag bu ay Saloum indi na ay tontu jëmale ko ci ay supporteram mu jëm nag ci tontu yoo xam ne ñoom yëkkati woon nañu ay kàddu ñoom supporters yi di wax ne daal dañoo bëggoon kii nga xam ne moo jiite ay Saloum di Souleymane Ndéné Ndiaye mu teg ci ndombal tànkam section football ba nag mu ngay jàppal tànk kon Souleymane Ndéné Ndiaye di wax ne daal daañu ko gunge ba keroog mandaam di jeex. waa AS Saloum rawatina section football ba di wax supporters yi rek nañu ànd ak dal ba yëf yi daal di jeexee ci jàmm ñu déglu ci kenn ci ñoom mu ngi tudd Baba Thioune mooy vice président bu section football bu AS Saloum ñu déglu kook Ibrahima Diamé. Souleymane Ndéné Kaolack yëpp daje fii ci chambre de commerce fal ko pour un mandat de 4 ans mais kooku nan la ko supporter di wàcce loolu mënul nekk ça c'est pas possible parce que supporter équipe bi da koy neex rek mu ñëw adhéré ci di ko supporter mais les instances régulièrement yi nga xam ne dañ leen a mandaté instances yi nga xam ne dañ leen a fal élection du caaxaan dañ leen a fal suñ leen falee nag supporter bu mécontent rek mënul jóge fale rek ne dañuy wàcce Souleymane Ndéné Ndiaye ensuite d'autant plus que supporters yi ils sont divisés am na supporters yi nga xam ne ñu ngi ni toog ñooñu d'accorduñ ci loolu donc affaire bi saute d'humeur la rek saute d'humeur la génn nañ def nañ seen sortie mais ñun en tant que dirigeant li ñu leen di ñaan mooy ñu ñëwaat jàpp ci équipe bi ndax xuñ leen defuñ leen daal dañ leen di ñaan ñu ñëwaat jàppaat ci équipe bi mais xam nag fi ñu war a yem ñu mooy équipe bi di football ñu dem supporter ji ko tey liñ ñu mënoon a tey ŋàññee mooy Saloum war a football demul football Saloum fu mu war a football ci Sénégal de la Casamance jàpp Kolda foo munti dégg Souleymane Ndéné Ndiaye amul dara ci football bi su ko neexoon mu toog jàpp njaamuram am na ay morom yi mu nekk fii dañu toog jàpp seen njaamur mais moom mi ngi ñëw bu équipe bi gagné mu fay prime bu ñu waree fay salaire mu yëkkati xaalisam def ci di jënd ay équipement di jënd ay dàll mais waaye wax dëgg yàlla nag kooku te moom amu ci dara donc ñun section de football li ma ko waxee léegi ñi ngi réitérer suñu soutien ak suñu engagement ak Souleymane Ndéné Ndiaye ànd ak moom liggéey ba mandaam jeex. ñii nag Abdou Diouf football ba tey Casa Sport am na juróom fukki at fas yéene koo féete. feet boobee nag ñoom ñu ngi ko war a door le 14 septembre bi nga xam ne moom mooy yemook juróom fukkeelu at ba ndax ñu ngi ko tabboon ñu ngi ko taxawaloon moom Casa Sport ci atum 1969 14 septembre la woon club bi nag nee na lépp loo xam ne jëm na ci wàllu xumbaay dina ko def ci biir réew mi ànd ceek yi supporter am conférence de presse di ndajam taskatu xibaar yi moom la ñu amaloon tey ngir féete tàmbali woon feet boobee nga xam ne jëm na ci seen juróom fukki at yi dañ ciy déglu Seydou Sané mi jiito Casa Sport ak Lamine Ba.
ku juddoo sax ba am juróom fukki at jar na nga magal ko surtout bu demee ba nekk lu mel ni football équipe de football bi nga xam ne Casa Sport depuis réforme bu ñuy wax Lamine Diack bi doon laaj dëkk bu nekk moo am équipe bu baax a baax bu demee ba tollu foofu tey ñu am juróom fukki at war nañ ko magal woon nit ñi ni Casa am na fu mu jaar am na fu mu egg am na ay jafe-jafe amoon na ay jafe-jafe am na ay bànneex yëpp gis nañ ko ci biir Casa Sport mais baax na ci ñu wax ko parce que suba mën naa bu ñu demee ba egg téeméeri at ñu bëgg a magal téeméeri at yi dinañu laaj juróom fukki at yi njëkk yi lan ak lan moo xewoon loolu moo tax ñu bëgg koo magal woon ni Casa am na jaar-jaaram am na tamit li nga xam ne lu neex indi na bànneex ci dëkk bi moo tax ñu ne dañ ko organiser mais boo gisee loolu tamit dañu ne tey lañ koy lancé tey mooy fukki at ak ñaar ci weeru septembre tey lañ ko lancé parce que Casa Sport muy juddu le 14 septembre 1969 nañ dem Dakar parce que Casa dëgg la fii la sosoo mais Casa am na ay supporters fu nekk am na bitim réew am na fu nekk te fête bi du fête Ziguinchor rek te fête ñëpp la nañ ko fete fii nañ ko fete Dakar nañ ko fete Saint-Louis nañ ko fete Kolda nañ ko fete Bignona nañ ko fete Oussouye fu nekk nañ ko def fet pour wane ni Casa ñun rek moomuñu ko ñun ñëpp ñoo ko bokk am na ñu nekkoon fii te yoroon Casa yàlla yóbbu leen affectation wala ñu dem feneen dëkk foofu mais taxul ñu ne leen ñoom bokkuñu Casa donc dinañ dem fu ne. ñu waxtaan ak Abdou Diouf léegi ba tey football phase nationale nawetaan yi kii di président bu ONCAV ne bilan bu baax la ci def. Amadou Kane dafa jàpp ne su fekkee ne da nga dajale ay mbooloo yu bari ca Louga li toll ci 20 fan ak benn daal di footballoo itam ay équipe yu baree bari yoo xam ni daanaka violence amu ca kon bilan ba mënul rek lu dul ne bilan bu baax la moo tax mu ne lii nga xam ne daal mooy li ñu mëbatoon ca phase nationale yi foofee ca Louga daanaka daal am nañu ko sax ba mu weesu seen njort Amadou Kane dañ koy déglu. bilan bu baax sant yàlla parce que durant 21 jours ñu fexe ne ba réunir 34 équipes seniors 17 équipes cadettes fexe ne ba am université di nawetaan bu nga xam ne dafa amoon thème citoyenneté active au service du développement fexe ne ba théâtre am def détection de talent dans le domaine de la culture 200 officiels 10 000 personnes ñu nga xam ne fréquenté nañ suñu manifestation ñu def leen dans de bonnes conditions fexe ne les 45 000 spectateurs qui étaient dans nos différentes manifestations à travers le ticketing que nous avons fait soient mis dans de bonnes conditions on peut dire effectivement que bilan positif la gën a sant yàlla nag remercier population Louga autorité yi le gouverneur l'ONCAV Louga le gouverneur féliciter aussi ASC yi nga xam ne participer nañ dans ces compétitions là mun nañu wax ne amul benn fait de violence ba nga xam ne remarqué nañ bilan positif nag ne veut pas dire qu'on est parfait at bu ne dañuy jéem a améliorer daaw soo xoolee mutuñu woon 34 ren 34 lañ lu ñu ambitionné par rapport à l'année prochaine su neexee yàlla mooy am 50 équipes dans sa globalité même su dee ne violence bi jeexul mun nañu wax ne wàññeeku na su dee dañu organiser seulement dans la région de Dakar lu met 8000 matchs et comme am 2 wala 3 matchs qui sont émis de violence loolu ñu dañ koy condamner mais dañu wax ne qu'on encourage on félicite les principaux responsables qui ont fait de manière que nawetaan yi am na ñu si jàmm ak salaam incha allah. Amadou Kane les phases nationales des nawetaan yi Seydou maa ngay xuus ca nasaraan ga phase nationale yi nawetaan yi ñoom daanaka samedi ba lee passé lañ ko tëj juróom-ñaari fan bi ñuy weesu juróom-ñaari fan ci weeru septembre. ASC Yamatooñ bu Ziguinchor nag moom moo mujjoon jël ndam li ci ASC R100 bu Thiès 2 bal ci 1 la ko daanoon. Yamatooñ moom moo tax ko tooñ rek moo gën. Ligue africaine des champions GF Génération Foot ak Zamalek ëllëg la ñuy waxtaan ak xibaar yi. 10h lay doon ca stade Lat Dior bu Thiès ñaari équipe yi nag ñu fàttali ne dañoo war a jàmmarloo kon samedi lay doon su 18h jotee ca stade boobule di stade Lat Dior bu Thiès mu ñeel nag second tour préliminaire. bu jëm ci wàllu Ligue africaine des champions. ñu waxtaan nag léegi beneen discipline di arts martiaux. Jiu-jitsu xaw ma ndax xam nga lu mu doonam. mooy lan wàllu karaté la ak ñoom seen ay dóor la daal di. kii weq ak itam loo xam ne dañ ci utiliser waale li nga xam ne ab bant la ngir fexe daal ba ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def ñu mën a aar seen bopp. ñu naan ko self défense loolee la fédération ba jógtee moo tax. mu ne daal lii nga xam ne ay championnat militaire la ak paramilitaire ñu ngi koy waajal bu baax a baax tax kon ñu war koo amal alterné ba li ñu jëm waaye 28 septembre prochain moom mooy championnat yi nga xam ni moom laa la doon junj noonu waaye jàppale ni itam coupe des arts martiaux bu ville bu Ndakaaru jàppale ne daañ ko amal 5 fan ci weeru octobre loolu lépp nag moo taxoon ñu woo Yérim Thioub sensei la El Hadji Yérim Thioub ba xam ngir li nga xam ne moom la ñu waajal noonu lan la doon ak lan la wundu dañu koy déglu moom sensei ak Oumar Mbow.
dafa c'est dire xam nga depuis c'est à partir de lundi xam nga méthode globale de défense c'est une méthode de self défense quand même pour ñu renforcer capacité agents de sécurité la police gendarmerie ak pénitence mais tout le monde sont des partants yeneen compétition moo war a am le 28 septembre c'est sont les championnats militaires paramilitaires le 28 octobre mais le 5 il y a la coupe des arts martiaux de la ville de Dakar. loolee la dénk Omar Mbow kon moom sensei ñu wax gannaaw loolu la ñu waxtaanee basket mondial ca Chine. xam ngeen ne góor ñi ñoom ñoo fa nekkoon di jàmmarloo boobu ba léegi waaye ëllëg ci àjjuma ji la ñuy dem kon ci demi-finale yi 8h su jotee Espagne Australie lay doon 12h su jotee France Argentine. jàppale na nag tey jii ci match de classement yi États-Unis dafa daanooti seen digganteeg waa Serbie 89-94. Pologne moom tamit dafa daanu ci digganteem ak waa République tchèque 84-94 li ciy topp ci match de classement yooyu yeeg final bi yëpp samedi incha allah. Abdou Diouf Junior jaajëf. xibaaru internet ci RFM. dañ ci ànd ak Fama John. dal leen ak jàmm dañuy tàmbale ak affaissement bu collecteur bu ONAS bi ñetti wàll ci ay kër daaneel nañu ko tey ci suba suñu naataangoo yu Dakaractu yeggee ñu xibaar bile. préfet bu Ndakaaru di Alioune Badara Samb daal di ne joxe woon nañu ay sommation ngir propriétaire ya mën a libérer emprise ya ba ñu ko laajee ndax dañ leen jox ndàmpaay nee na ba fi mu nekk ni daal kenn prévoiru ko. Seneweb dikkaat ci lu ñoo woowee invitation ñaaxarañ loo ca session parlement CEDEAO bay am ca Monrovia site bi daal di ne Moustapha Cissé Lo tontu na tontu lu saf ab vidéo bu mu def El Pistolero daal di ne képp kuy wax na nga continuer du wax man dinaa la tontu ba mu saf sama budget communication bari na rax ci dolli parlement CEDEAO may président bi ku ma neex lay invité ginnaaw gi nag waa SYNPICS dolleetu ñoom tamit indi ab tontu ñu Bamba Kassé daal di ne ni waaw ndegam dangaa soppi turu ñaaxarañ loo def ko ab snapper international yow la concerné waaye lu ci mënti am ñun taxaw nañu ngir yóbbu notu protestation bi autorité yi nga xamante ni ñoo ko war a jot ngir ñaawlu li nga xamante ni moom la ñu duppee ab manquement. police sénégalaise mooy ñeenteel ci police yi gën a xarañ ci Afrique xibaar bi ñu mën kaa lire ci site bi di beurre7.com suñu naataangoo yi daal di ne police sénégalaise moo topp ci ginnaaw Botswana Rwanda ak Algérie classement bi nag ñu ngi ko établir ci indice national bu sécurité intérieure bi concerné fanweer ci ay réew. jeexalee tour du web bi ak wàllum tàggat yaram basket bay am ca Chine mu ne nag États-Unis ña ngay daanu ba léegi de bu ñu sukkandikoo suñu naataango yu IGFM ginnaaw ba leen France éliminé tey dañ leen a dóoraat Serbie moo ko def score bi nekk juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent défaite bi nag metti na loolu. loo xamante ni sax gëjoon na am ñu enchaîné ñaari défaite ci équipe bu États-Unis bi nga xamante ni ci favori yi lay bokk saa su ne tour du web jeex na ba suba ak jàmm. Fama John jaajëf quartier vert dañ ci ànd Youssouf Bodian. ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm. ay garab filao ngir wàññi géej bi ni muy nangoo suuf si fale ca Diembéring lu ëpp juróomi junni garab la ñu jëmbat ci lu toll ci 10 kilomètres. di ab initiative conseil régional de la jeunesse ñu fekk ca Diembéring Lamine Ba. toll nañ ci téeméeri ndaw yi nga xam ne nag wuyu ji nañu appel bi nga xam ne nag maire bu Diembéring yëkkati woon na ko doon sàkku ndimbal ngir xeex li nga xam ne moo di érosion côtière bi ñu nemmeeku ci commune bi di Diembéring ndaw yooyu nag taxawoon nañ juróomi junni ak ñaari téeméeri espèce filao ci juróomi hectare Dame Bey moom moo jiite camp de reboisement boobu bu Diembéring. suñu objectif 5000 plans la woon mais yàlla suñu borom may nañu en tout cas dem nañu ba dépassé daal li nga xam ne moo doon suñu objectif dem nañ ba 5250 plans donc mu nekk loo xam ne lu ñu rafetlu la te yaakaar nañ objectif bi atteindre nañ ko bu baax a baax et en terme d' hectare toll na ëpp nañ daal si juróomi hectare te écartement maanaam garab yi entre garab boo suñ jimbatee benn garab ba beneen garab en tout cas écartement bi day nekk 3 mètres suñ ko xoolee beneen estimation bu ñu ko mën def ñu ngi commencé jéemee ne jëm tuuti cap dellu soit jëm côté bi nga xam ne mooy ñikkiñ benn village bu nga xam ne ni toll si 9 kilomètres entre Diembéring dem nañ ba nga xam ne ni lu des pour ñu egg toll na si 2 kilomètres li ñu ci jublu nag mooy xeex bu baax a baax li ndox mi di nangu bu baax a baax lii di suuf si buñ sukkandikoo ba léegi ci ay kàddu Dame Bey mais bu ñu fa demee ñu fekk dañ fa fekk lu ñu naan cimetière filao maanaam garab yëpp daanaka ñu ngi daanu avancé maire bi nu muy manifesté wu foofu manifesté wu ko fenn ci Sénégal parce que dans les autres pays dans les autres côtés dañuy wax ay 2 mètres lay avancé mais Diembéring estimé nañ ko daanaka 20 à 60 mètres par an loo xam ne maire bi dina ko avancé donc mu ne woon action yoo xam ne il faut ñu defoon ko pour war a mën a nes que ralentir en tout cas avancé maire bi loolu moo taxoon en tout cas nañ ñun jeunes yi nañ delluwaat
dem delluwaat fa pour mun a jàppale waa Jemberen. ndaw yi nekk ci conseil régional bu Ziguinchor fas nañu yéene amal yële xeetu action si yeneen dëkk yi nga xam ne nemmeeku nañ ne érosion côtière yi baa ngi leen di sonal bu baax a baax. Lamine Ba kon jëmbat filao ngir gën a dëgëral suuf si su ko defee géej bi du ko nangu li loo xamante ni maire Jemberen mu ngi koy rafetlu bu baax a baax Tombong Gueye lay wuyoo. lii buñ ko gisee buñ ko xeeb parce que dafa am valeur xam ngeen lay tax côte bi du avancer bu baax dem ci côté dëkkuwaay yi bokk na ci dune bi nga xamante ni moom moo abrité végétation bi nekk ci kawam gàncax gi ak dune yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk tout au long de la côte ñoom ñooy téye dune bi ñoom ñooy wàññi vitesse bi nga xamante ni moom la ndox mi di def pour rek jël suuf ci continent. donc filao dafay espèce boo xamante ni bi la ko dalee ci xob yi ba ci racines yi dafay tax dune boobu taxaw donc lii danay mën a ralentir la question de l'érosion côtière fii la état parce que tey état xam na ko état xam na ni fii ci Jemberen ba ci Kafountine ba ci Kabous dañu am problème donc érosion côtière tey jii xam naa ne ak ay partenaires am ñu ngi seet nan la ñuy saafara loolu n'est-ce pas xam naa ni am na ay programmes yu bëri yoo xamante ni état taxawal na ko am na benn étude boo xamante ni bii ñu ngi koy waaj a def ñu xool facteurs yi nga xamante ni moom mooy tax fii ci Jemberen ci Kafountine ndox bi di jël suuf si mooy lu ñu tuddee les agents de l'érosion côtière. kaddu Tombong Gueye Lamine Ba moo ko nangu ca Ziguinchor ñu dem ca Mbour foofu lu ëpp téeméer garab jëmbat nañ leen ci ay école ñu war fa sax jàngale lépp lu jëm ci aar alam bi di càkkuteef service des eaux et forêts Abdourahmane Diallo. ginnaaw bu ñu amalee ay cours de vacances mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour tàmbalewaat di ji ay garab ci biir école yi nga xam ne mu ngi ci commune Mbour Cheikh Issa Sall muy njiitu am dem. ni ñuy jëmbatee garab yi noonu lañ bëggee jëmbatee tamit ci xale yi li ñuy wax conscience environnementale ñuy mën di respecter environnement bi ñu xam également garab ban njariñ la am buñ paree ci école yi nag dañuy dem ci mbedd yi dem ci biir kër yi parce que loolu mooy tax suñu dëkk bi ñu mën a noyyi air bu baax mën a nekk ci environnement bu baax mën a résister également ci choc yu bëri yoo xam ne ñàkkum garab mi moom moo koy indi. li ni mel nag waa Eaux et Forêts ànd ci ñoom it ci ñu daal ci dugal seeni loxo lu toll ak téeméer ak juróom fukki garab la ñu daal di ji capitaine Binta Ndiaye Cissé mooy njiitu Eaux et Forêts secteur Mbour. donc damay lancer appel population bi di lancer appel aussi maître d'école yi di lancer appel aussi élèves yi ñu jëmbat ay garab jëmbat ko ci école yi jëmbat ko ci buntu kër yi jëmbat ko fépp foo xam ne daal nit dina fa nekk service Eaux et Forêts tamit mi ngi fi dina leen accompagner ci production de plan jox leen ay garab dina leen accompagner tamit ci technique maanaam ni ñu koy jëmbatee suivi bi aussi dina leen accompagner. ngir aar gàncax bi nag Eaux et Forêts tamit di yokk di xamle ni dàqu ñoo def ay pépinière ci école yi waaye tamit fexe ba jëmbat ay garab ci école yu nekkee ci département bu Mbour bi yëpp. Abdourahmane Diallo mooy tëj buntu quartier vert ba bés yi di ñëw ci benn waxtu bi benn gox bi ci benn planète. Salimataw. dal leen ak jàmm arthrose di jafe-jafe boo xamante ni mi ngi lay sonal ci wàllum articulation yi mu bëri loolu ñu ci bëri buñ demee ba toll si ñeent fukk jàpp juróom fukki at yëf yi da leen di sonal wante bu ñu sukkandikoo ci kinésithérapeute bi di ñu xam ni yëf yi dañ ko dul teel a gis mais yenn saa yi dana tàmbali bu yàgg ci sa dund Mouhamadou Moustapha Seck kinésithérapeute. arthrose feebar la bu nga xamante ni bii ni mën nañ wax ni ay yax lay jàpp waaye plus précisément articulation lay jàpp articulation nag boo ko déggee mooy fu ñaari yax daje wala lu ëpp ñaari yax daje articulation yi dafa am ay suux maanaam yu nekk ci diggante ñaari yax yi fi ñuy daje mooy cartilage boobu dafay dem di lekku ba ñaari yax yi commencé dajante ñu commencé ni arthrose dikk na. lu ci ëpp li leen di yóbbu ca docteur bu ñu demee dañuy jàmbat métit gu tar ci seen ay articulation suux gi dafa am beneen liquide bu fay nekk mu ñëw tuddee liquide synovial léegi bu arthrose di commencé am articulation bi day am assèchement maanaam day wow douleur boobu nag li ko mën a indi mën na nekk origine inflammatoire mën na nekk aussi mécanique maanaam mécanique mooy lépp lu nga xamante ni mouvement moo ko créé mën na nekk aussi inflammation nga xamante ni bii ni ci biir la lépp di xewee. ci wàllum paj mi kinésithérapie bokk na ci loo xamante ni mënta ñàkk ndax dina fexe puus bu baax fa nga xamante ni fa la métit bi di nekk Mamadou Moustapha Seck kinésithérapeute. bu dee traitement kinésithérapie bi d'abord ñun dañuy def bu jotee malade bi ñu xamante ni bindal nañ ko xamal ñu
kii arthrose am ñun dañ koy defal bilan dañuy càmbar articulation bi lan la articulation mën a def est-ce que mu ngi am amplitude dem normal est-ce que dafa am limitation lan moo limiter articulation bi buñ paree ñu def bilan musculaire parce que xam nañ articulation pour mu yëngatu il faut muscle yi normal buñ jógee ci loolu dañuy def bilan neurologique. arthrose li koy andi lu ci bëri xamuñu ko wante ñi seen xam-xam màcc lu ni mel jàpp nañ ni yaram bu bëri lu ci ëpp day tax loolee jàpp la rawatina nag ñi nga xamante ni dañ koy am ci hanche wala itam ci oom yi mu nekkoon bonne santé dig daje ëllëg bu soobee yàlla ngir beneen numéro. ganu xibaar yi. Seynabou Pouye lay bu yow moom moo jiite soxna yi ci Afrique yëngu ci wàllu développement loolu soxal leen lool sax rawatina nag taxawu njaboot yi yoo xam ne la ñu soxla wàllu saa su ne Jomaron moo ko doon dalal bismillah. Seynabou Pouye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yaa jiite femme africaine active pour le développement ñu ngeen ko xam ci FADEV programme bu ngeen am campagne nationale. ngir tàggat nit ñi ci premier secours lu tax. alors maa ngi lay jaajëfal ci invitation bi. femme africaine active pour le développement dafa nekk tey association de jeunes femmes ay xale yu jigéen comme ay xale yu góor yu nga xamante ne tey dañoo làmbu pour jàppale ni ma leen di woy sunu yaay yi nekk dans le milieu rural ñi nekk ci àll bi. tey campagne bi ñu jël pour def ko mu tudd secourir est mon premier geste dafa lié ak lu xew fi mu toll nii muy vraiment accident yu métti yi nga xamante ne mi ngi am ci biti accident yi am tamit ci biir kër yi des fois da ngay dégg ne feu de maison yi et tout ça donc c'est des choses yu nga xamante ne nit ñun mën nañ koo war a mën a saafara léegi li tax loolu on s'est dit pourquoi pas tey yaay yi nga xamante ne ñun ñoom la ñuy liggéeyal mooy ñi nga xamante ne dañuy defar seen ay cere di defar seen ay araw defar seen ay saabu te loolu yëpp seen liggéey boobu des fois problème da ci mën a juddu léegi comment faire pour que ñoom ñu mën a xam nu ñu war a mën a réagir en cas de problème. seen biir c'est un travail am na quoi comme ci yëngu-yëngu la ñu nekk ak exactement même seen biir kër parce que des fois problème yi tamit day ñëw gaz bu waral buy tàkk wala bu am problème tey nga nekk ci kër gi yow jigéen yaa fa nekk donc loolu nga xamante ne na ku nekk mën na dal ku nekk mais ñun comme que ñoom la ñuy liggéeyal ñoom ñooy suñu cible en premier ñu ne dañuy commencer ak ñoom mais en même temps dañ koy élargir def ko campagne nationale bu nga xamante ne dañu bëgg képp ku sénégalais gis ci sa bopp parce que tey ku ci mën a doon am na benn jour boo xamante ne jànkonte nga ak problème bu mel noo xamante ne fekke nga ko mënoo ci yëngu mënoo réagir te mu métti la ndaxte man mii di wax dal na ma. fekkee sa cas bi lan la en fait. dama doon wàcc sama liggéey yem ci benn yaay boo xamante ne da doon wàcc ci clando bi fa xastalu daanu bi mu daanu heureusement bopp bi dalul ci xeer mais tuñ bi dafa xar. donc deret bi sànni na et tout man tiit naa ñi fa nekkoon ñëpp aussi mais je me suis rendu compte que kenn amu ci kenn ku nga xamante ne waroon mën na koo jàppale wala leneen. massa rek nga bëggoon nañu sax donte bëgg nañ jàppale liñ mujjee mooy ma jël ko ñu yóbbu ko hôpital donc vraiment jour boobu sama jour dafa yàqu et je me suis dit pourquoi man lii bëggatuma mu dal ma man il faut que ma xam. donc bu ma xamee il faut que ñeneen ñi tamit xam parce que lu baax boo ko bëggee xam ñëpp nga ko war a séddale alors foofu la idée bi demee ñu waxtaan ci ak waa Croix-Rouge sénégalaise franchement ñu accueillir ko macha allah vraiment accueillir ko avec à bras ouverts parce que tamit bokk na ci li nga xamante ni ñoom loolu la ñuy xeex chaque jour vraiment di ci def liggéey bu rafet macha allah di ko def tamit ci biir àll bi te ñun àll bi lañ gën a viser ci sunu programme yi. donc looloo waral ñu ne dañuy def première édition bi dañ koy def au niveau de Fatick. bu ñu ko defee au niveau de Fatick répété ko dans les régions def caravane nationale wër tuuti bu ñu mënee wër Sénégal yëpp ñu wër ko suñu ko yàlla maye ak moyens yi comme je dis mais lépp luñ ci mën a def dinañ ko def incha allahu rabbi. Fatick boobu nga tudd gis nañ ne yoonu Kaolack Fatick bi noonu Dakar yooyu yëpp. accident dañ ci bari. xanaa loolu bokk na ci li tax ngeen bëgg a tàmbali foofu wala. waaw loolu bokk na ci waaye li ko jiitu loolu mooy man sama yaay sa Fatick la waa Kaolack la donc tronçon boobu yi man dama koy jël tous les jours donc ñu bëggoon ko def man ma xalaat foofu parce que c'est vrai que tronçon bu métti la mais y a pas am na yeneen gox yoo xamante tamit accident yu métti dafay am mais vraiment le fait que sama yaay juddoo Fatick tamit nekk na lu nga xamante ni motivé na ma et le fait que aussi groupement de femmes yi ñuy liggéeyal tamit ñu ngi Fatick am na ci ñu bëri ñu ngi Fatick loolu tamit nekk na li nga xamante ne moo tax ñu ne foofu lañ koy lancé bu ñu ko lancé foofu nag daal koy dupliquer un peu partout dans les autres régions du Sénégal. waaw da nga wax campagne nationale loolu day fekk nga moyens yi nekk fii. naka ngeen liggéey ak yooyu naka la war a demee ci terrain bi ak yooyu. moyens yi moom comme on dit bëriwul
bu amee it bëriwul parce que buñ amuloon peut-être moyen yu duñ ñëw ba fii mais mën naa sañ ne amuñu moyen parce que suñu bopp la ñuy demee parce que ñun dañoo gëm volontariat ñun loolu lañ gëm boo mënee def lu baax def ko parce que booy def da ngay def te yàlla tax ñun loolu la ñuy demee en tout cas suñu équipe te ñun loolu lañ bëgg a wane loolu lañ bëgg a véhiculer surtout jeunesse sénégalaise ñu am responsabilité boobu noonu parce que tey ku ci nekk da nga fi nekk am fi jaar-jaar donc jaar-jaar bi yàggul donc da nga fi nekk pour benn temps donc temps bi tax nga nekk fi fexeel ba yow mu nekk lu impactant ci sa vie yow positivement mais tamit ci ñeneen ñi nga mën leen a impact de façon positive donc moyens yi nekk fi mais arrêté wuñu téyewuñu donc ñu am moyen bañ a am moyen terewul ñun objectif yi ñu def à chaque fois on fait tout pour mën a atteindre objectif boobu noonu tant que l'impact est positif pour tout le monde. xam nga Sénégal bi da ngay gis ne maanaam volontariat maanaam def to xaaroo ci dara loolu dafay métti pour nga dugal ko ci boppu Sénégalais yi ci askan wi nii naka ngeen nar a def pour que nit ñi mën leen fekk ci loolu ndimbal na ca fekk loxoy borom ñun ñu ngi ci te réccuwuñu ko te gis nañ ci quand même avancement parce que li ñuy wax rek nit booy defal lii ñëwaat booy defal jëf ju baax surtout booy defal bul xaar parce que mën nga def fii jëf yàlla fay la ko feneen donc en tant que jeune li ñu war a def mooy que vraiment prôner volontariat tey boo xoolee yenn dëkk yu mag yëpp ñoo gën a mën a prôner fii volontariat dëkk yu développé yëpp dañ ko prôner donc aujourd'hui il est temps que jeunesse bi ci boppam jël loolu te bàyyi slogan bi nga xamante ne moom la ñuy fay di wax naan mag du fecc ci yàlla naa dee loolu dañ ko war a teg ci suuf parce que le fait que ñuy nekk fii di dund di lekk di naan di xëy di wàcc feebaruñu dara jotuñu ku ci mel noonu rek mel ni ñun rek war nga mën a xalaat jàppale sa morom te dara du la ci fekk loolu au moins dafa nekk loo xamante ne dañ ko war donc nous plaidoyer bi dinañ def tout pour porter ko dinañ def tout pour tamit véhiculer ko sensibiliser ko ak yeneen partenaires yi nga xamante ne bëgg nañ ci bokk te gis nañ même vision bi parce que c'est ouvert buñ ko mënee def fépp ñu def ko fépp keneen ku ko mën a def tamit mu def ko masalan li ñu bëgg rek mooy mu am impact que nit ñi xam ne que vraiment c'est important d'être formé au geste de premier secours et c'est important aussi avec la jeunesse sénégalaise d'être sensibilisé vraiment d'être responsabilisé c'est ça qu'on recherche en fait. dañu gis souvent bu accident amee. ñi nekk ci oto yi parfois wala sax ñi ñëw pour xool si. au lieu ñu jàppale nit ñi dañuy jël ay photo di koy def ci ay WhatsApp wala internet ak yooyu. loolu déjà loolu dafa ñaaw rafetul parce que nit ku nekk ci problème nekk ci ay tolof yaa nga koy loolu dafa ñaaw parce que numérique loolu taxu koo jóg loolu dafa bokk ci enjeu négatif yu numérique yi ñun li tax ñun ñu prôné lii tuddee ko campagne secourir est mon premier geste. li tax geste parce que bu may def dara au lieu may jël sama téléphone di filmer que selfie naa xool nan laa mën a jàppale nit ki mais tamit day fekk ne booba man mën naa koo jàppale tamit donc aujourd'hui je me dis que su fekkee ne ñiy nekk di selfie ñoom seen bopp conscient nañ ne que kii nekk di souffrir war nañ koo mën a jàppale war nañ mën a agir am na nuñ mën a def bu kooku ñu jàppale ko duñ fi nekk di selfie wala leneen donc ñun tamit loolu bokk na ci combat yi ñu bëgg a porter et toujours ñun ñëwaat tamit ci responsabiliser jeunesse sénégalaise bi. tey formation bi. donte kenn du ci fay daal. ñaata ngeen ciblé à peu près bu jeexee. lan mooy seen objectif final bi maanaam. alors pour fekkee ne. d'abord Fatick ak national yëpp parce que campagne nationale nga wax. exactement alors pour Fatick vraiment on a ciblé une 50aine de personnes donc 50aine ñi ñu ciblé juróom fukki nit lañ. ay jigéen kese lay doon. jigéen ak. góor mais avec une discrimination positive comme ni ñuy wax jigéen ñi ñooy ëpp góor ñi léegi ñi ñu ciblé dañu nekk ñi nga xamante ni ils sont dans les 16 communes de la région de Fatick te ku ci nekk fa nga nekk am nga fa voix porté nga fa maanaam fa nga nekk diriger nga fa pourquoi pour que suba gannaaw suba ñu mën a def suivi bi mën a xool nan nga fi liñ la formé ndax yaa ngi koy gérer foofu noonu li ñu bëggoon te suñu moyen mayuñu ko sax mooy ku ci nekk bu ñu la formé ba pare ñu may la benn trousse de premier secours boo xamante ne alcool ak yi nga xamante ne di nga ko mën a am ci sa gox ci sa kër waa gox bi tamit dinañ ko mën di ko utiliser balaa ñuy dem ci poste de santé bi muy sori ak yooyu xam nañ ni dëkk àll bi mel donc loolu mooy première phase bi ak Fatick deuxième phase bi on est 16 millions de Sénégalais. donc suñ mënoon tey 16 millions de Sénégalais mu ñu am ci ku ci nekk même benn kër gu nekk comme Croix-Rouge ni mu ko waxee kër gu nekk boo fa demee mu leer la ne am na kenn koo xamante ne am na aptitude problème bu amee wala booy suffoqué mën na la defal massage cardiaque boo amee hémorragie mën na la defal garrot loolu mooy suñu objectif. là vraiment c'est notre objectif te c'est un combat bu nga xamante ne dañu bëgg Sénégalais bu nekk gis ci sa bopp mun koo porter loolu la ñuy wër.
donte sax du ngeen ay professionnel ci secourisme. mais tey naka ngeen nar a doxalee lu mel noonu yëpp ndax du ngeen ay professionnel. alors loolu c'est parce que Croix-Rouge tamit mi ngi fi vraiment di ñu jàppale vraiment ci formation bi parce que comme que initiation la formation am na initiation am na ñun initiation bi lañ def te moom la ñu wax gratuite parce que dans ci dëkku àll yi demeewul noonu mais am na formation yu waa Croix-Rouge yi def. tey jii volontariat tamit ci lañ nekk donc tey sensibiliser nit ñi bañ mën a am pour dem même xale yu ndaw yi sax parce que Croix-Rouge dañ lay recruter à partir de bas âge ñu nga xamante ne dañ leen di former xale yu ndaw di leen wan nu ñuy sauver bu ñu demee ba màgg bu leen neexee ñu nekk ay volontaire Croix-Rouge bu leen neexee ñu dem tamit di liggéey ci Croix-Rouge ci ñu leen di fay donc loolu day fekk mu nekk formation bu taxaw boo xamante ne formation de 4 mois la loolu c'est après mais pour vraiment le premier impact c'est vraiment de sensibiliser les gens et de les initier donc loolu lañ ne gratuitement war nañ ko mën a def jàppale ko sunu mbokk sénégalais. kilifa yi lan mooy seen taxawaay ci seen programme bi. alors kilifa yi bind nañ parce que Sénégal loolu la boo waree def dara da ngay bind ku nekk di nga ko bind donc ñun ñu jàpp ne war nañ leen a bind yëpp boole leen ci bind nañ leen ñi ñu jàpp ne war nañ koo yëg tamit yëgal nañ leen ko am na si ñu tontu am na ñu tontoogul mais ñun comme nu ma ko doon wax rek li ñuy suñu objectif rek mooy impact bi ñu war a am mu positif. voilà bu fekkee ne li ñuy def même bu dee benn nit rek lañ ci former sax au moins am na impact alhamdulilah c'est sûr que duñ ci former que benn dinañ ci utaat ñeneen donc voilà.